jërë ngeen jëf jàngoroy coronavirus gi mi ngi ci digg balaxal mbaadaam ci dëkk bi l'observateur bind ci xëtam mu njëkk ne virus bi mi ngi feetu ci Ndakaaru li tax mu wax ko nee na moo di jàngoro ji mi ngi gën di law ci réew mi bés bu yàlla sàkk ministre de l'intérieur def na arrêté buy aaye ay daje ki dajaloo waaye loolee lépp terewul fii ci Ndakaaru nit ñaa ngi wéy di organiser seeni mariage di def seeni ngénteeg seeni dëj mbooloo di fa dajaloo mu di lool moo gën a gaaw ci lawal feebar bi firndeli yéenekaay bi nañu moo di Sénégal romb na léegi juróomi junniy cas coronavirus ci semaine bi ñu génn rek ñaar fukki doomi aadama ak ñaar faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi professeur Manga Noël Maclor di infectiologue ne waa l'observateur bàyyiliku gi moo jéggi dayoo dem ba yegg foo xam ne leen rek moo mën a delloo si xelu askan wi ba ñu bàyyi xel feebar bi moo di ñu xëy benn bés juróom fukki nit faatu fi ndax corona bi boo boobaa nit ñi danañu gën a conscient vox populi nañu yëf yaa ngi bëgg a jéggi dayoo ndax ci 48 heures fukki doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus source ne ko ci ñeenti fan yu ñu génn fukki nit ak ñeent faatu nañu fi bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi jël na fi juróom-ñaar fukki bakkan maanaam Sénégal mi ngi ci 70 décès démb rek juróom benn nit la waa ministère de la santé wax na ñoo fi faatu wax nañu it ñaar fukki malade ak ñaar yu nekk Sowétas Le Quotidien gis ne weer wi ñu nekk mu di weeru soin moo tàng jër ne ci diiru fukki fan ak juróom ñaar fukki bakkan ak juróom-ñett tëdd nañu fi te coronavirus bi moo leen tëral journal La Tribune nañu li yëkkati ay wi yokk joote ji moo di woyofal gi ñuy def ci mesures yi ba mu jur ak bàyyiliku ci réew mi yéenekaay bi nañu moo taxit dégâts yi mu jur ñoo ngi ne jasar ci dëkk bi xool gis la lamb daj agression yi dellu si nañu ba mel ne tulleeg màlle ci réew mi accident yi wàññeeku woon ñëwaat nañu ba yóbbi bakkan dajeek dajaloo yi ñuy aaye nit ñi tey la wàllu gën a aay te ñu koy def duñu sàmmonteeg mesures barrières yi embouteillage yu tar yi am ci dëkk bi tribune nañu doy na ci tàkk ku tàkk tekkil ñu xooli Cheikh Yérim Seck ma ñuy bëgg a tënk ca yoon l'observateur nañu moom journaliste bi Cheikh Yérim Seck kaso ngi koy yot déféré woon nañu ko démb waaye retour de parquet la amee tey jii ca la war a delluwaat tribunal xibaar yu wérul yu mu siiwal ak outrage à agent loolee la ko procureur bi di toppee ba tax muy sàkku ñu mandat dépôt ko vox populi nañu ay mbiram moom Cheikh Yérim Seck jege na lool instruction source wa ne ko mbir yi xeeñ neex ci Cheikh Yérim Seck retour de parquet la am démb te procureur bi mi ngi sàkku ñu mandat dépôt ko Les Échos xëy ñu xamal ne moom Cheikh Yérim Seck la mu nekk wéetu ca ne presse bi ci réew mi takku nañu ba dëgër taxaw ci wetam ngir jàppale ko patron de presse yi ci réew mi li ñu bëgg te di ko sàkk moo di ñu bàyyi Cheikh Yérim Seck nu mu gën a gaawee mu dellu cekkeen jàpp googee ñu ko jàppit yéenekaay bi nee nañu waa SYNPICS ñoo ngi koy ñaawlu fédération internationale des journalistes ak Reporters sans frontières it rafetlu wuñu ko enquête yéenekaay nañu société civile gi ci réew mi it rafetlu wuñu ko kenn ci ñoom ñi fara ci société civile gi di Seydi Gassama bu Amnesty Sénégal di wax ci l'observateur ne waree suta jël justice bi ci réew mi di ko jëfandikoo ngir bëgg a sexal wellam liberté de presse gi am ci Sénégal moom mii di Cheikh Yérim Seck audition yi ñu ko doon defal ca section de recherche ak ba ñu doon defal patron bu section recherche la tukkee ci audition ya journal Libération am na ko ba yeggee ñu ko ñu yegg ci xët bu njëkk enquête dina kay mi ñu xamal ne fitna ca jolleeti na ca Casamance soldaar yi ñoo doon néewal doole rebelle ya dañoo riposte démb loolee ginnaaw bi ñaar ci ñoom soldaar yi faatoo amit ñeneen ñu amee gaañu-gaañu ci l'accident yu am ca Casamance fan yi ñu génn lise ko nañu ay bali fetal tàkk nañu démb ca gox bii di Adéane nekk ca Casamance waa DIRPA dëggal nañuy opération militaire yu ñu fay def waaye nee nañu duñu mën a sore ci wax jeeg leerali jamono ji wax ca bés bu jotee rek danañu ko def Lamine Diack di teewaat tey ci kanamu attekat yu ëtt bii di 32e chambre tribunal correctionnel bu Paris ñu fàttali rek ne wàllum guerre ak jalgati ci yorin mooy tuuma yi jëm ci moom jiite woon ni jamono I2AF ak ci weneen wàll doom ja Papa Massata Diack ñu fàttali ni ab atte moom président ba woon bu kuréel googe di yëngu ci wàllu athlétisme tey ji dinañ ci déglu ñi nga xamante ni ñooy avocat aji kalaame yi di partie civile gi ginnaaw si procureur ci boppam def réquisitoire am bu nu ca noppee ñu ngi am yaakaar ëllëg ci alxamis ji ëttu atte bi ak juge dogal li nga xamante ni mooy la nga xamante ni gis nañ ne mooy li war jëm ci moom ci wàllu yoon président Diack juróomi at ngi nag mu ne foofee ca France doom ja Papa Massata Diack it tudd nañ ko ci mbir mi waaye ci fàttali teewul foofu ci Paris ci atte bi atte beneen wala bokk wàllug procédure ci yoon beneen ñeel keneen Cheikh Yérim Seck moom journaliste bi war a jaaraat tey ci kanamu procureur ci àllarba ji ñu fàttali rek ne ñaareelu guddee mu koy daal di passé ci gendarmerie Thionk ci kanamu kon ñoom aji enquête kat yi conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse bu Sénégal nag di mbootaayuk ay njaatige këru liggéeykaay tasam xibaar rafetlu wuñu benn yoon woolu gi ak garda bi ginu ko def boobaak léegi moom Cheikh Yérim Seck ci jàpp nañ ne daal li nga xamante ni moom lañ koy toppee ak toppin wi jaaduwul SYNPICS it noonee la gisee moom dafa jàpp ne du dëgg du yoon lii di woolu gi ak tey gi ci it li nga xamante ni mooy wàllum source information di fa journaliste bi taataane ay xibaaram xel demul ci daal di ko fësal jébbal waa yoon ni nu koy laajee Cheikh Yérim Seck jamono yi RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM
xibaar yu wér te wóor. wàllu tourisme ca Mbuur ak waajal gi jëm ci ubbiwaat gi waaye it li nga xamante ni mooy suqali gi ginnaaw bi nga xamante ni nërmeelu jaar na fi diir ak mbas mi ci réew mi ca fu ci mel ni Saly Portudal di daanaka bërëb bu am solo ci wàllum tourisme ñu cay yëngu ci tourisme googee fa nu fas yéene wéeru ngir suqaliwaat yëf ya bokk na ci wàllum cet waaye it karange Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu góor gi jëlee dogal ngir yolomal yenn ci ay dogal yi nga xam ne jëloon na ko ñi di yëngu ci wàllum tourisme nekkee ci Saly bëgg a taxawal ab stratégie ngir suqaliwaat tourisme bi boo liggéey muy njiitu comité ñuy yëngu ci wàllum tourisme ci Saly. ñu toog càmbar def li nga xam ne mooy plan d'action tey nag yàlla dogal na def nañu ay plan d'action yu baax yoo xamante ne ci réaménagement des plages ci li nga xamante ne mooy l'entretien et le nettoiement de la station loolu yëpp jël nañ ci ay dispositions jël nañ exposition ci ñi nga xamante ne seen yaram neexul ñu feebar te ñuy erré ci station bi loolu yëpp dinañ ci wax jël nañu ay dispositions ci Jakarta yi nga xamante ne dañuy këf saagu nit ñi rek. waa SAPCO fas yéene dugal loxoom ngir dimbali ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum tourisme ngir ñu fexe ba suqali secteur boobu Ndeye Awa Sakho mooy directrice station balnéaire bu Saly. acteurs yi dañu leen di accompagner ñu xam ne que chaîne de valeur bi mu ngi fii taxaw et que ñoom ñoo yore secteur bi ñu nekk ak ñoom jéem a góorgóorlu fexe ba station bi ubbiwaat activités yi relancé wu Saly mel ni mu meloon avant. ci fàttali saison touristique bi nga xam ni 2019-2020 dafa gasax lenn waralu ko lu dul feebaru coronavirus bi te saison bi ñu jëm weeru octobre lañ koy tijji. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane càccum jur gi di gën a takkarnaasi ci réew mi jaaxal na lool nag mbootaay gi di directoire national des femmes en élevage soxna yëngu ci wàllum càmm présidente ba moom dafa gis ne jot na nguur gi jublu ci wàllug mandarga yi ñu war a defal jur gi immatriculation cheptel gi ngir xeex ak yooyee sàcc jëm ci jur gi Adja Dieynaba Ba Sidibé ñu teewlu ko mooy présidente kon bu mbootaay ak soxna yi di yëngu ci wàllug càmm ñu déglu ko Moussa Oumar Gueye. boutique pastorale yi Banque mondiale nee na lu am solo la. ndaxte tey bi ñu tëjee marché yi lu mooy ñu tëj yoon yi oto du dugg oto du génn bu doon ne partenaires yi dugaloon nañu lu toll ni 10 millions wala 15 millions fii ñu def fi aliment bétail fii ñu def fi dund doomi aadama yi kon coow li du jib gox bu nekk bu ñu fa defoon boutique pastorale xalaatu jigéen yi la fa aliment bétail wàññi prix bi te mun na leb sax mu liggéey bu yefal jur gi tabaski bu passé mu ñëw fay loolu bokk na ci sécurité alimentaire résilience ci biir réew mi dañu xalaat ne xëy na bu ñu defatee beneen projet deuxième phase PRAPS dinañu taxawal boutique yi ci zone yi nga xam ne ci ñoom la ñuy liggéeyal mais am na programme FIDA boo xam ne nangu na maa ngi sant Sémou Diouf bu baax a baax a baax moo ñu toogal FIDA nee na boutique pastorale yi am solo la ci réew mi kon dinañ ko taxawal ci gox yi nga xam ne sàmm yi fa la ñuy dundal seen njaboot dundal seen xeet mais njëriñ askan Sénégal. ni ngeen ko seetloo kon pàcc ga muy yëngu wax ca wàllu boutique pastorale yi lañ leen baaxee moom soxna si jiite mbootaayu jigéen yëngu ci wàllu càmm ca tàmbaal woon woowu waxtaan ak Moussa Oumar leneen ci xibaar ñeel ginnaaw càmm gi mbay mi ak wàllu ca délégué ak ñeel teewaayu njiw mi. am na ci nag li nga xamante ni mooy dogal yu nguur gi jël jëm ci dindi ca ci wàllu opération yi lu toll ci fanweer ne ay opérateur ndax ñàkk mën jëm ci lañ leen santoon terewul nag ak tardé du am ci wàllu teewaayu njiw mi ministre bi ñu dénk mbay mi ko xamle Moussa Baldé ñu teewlu ko Pape Bes Diba. jël nañu suñu matuwaay opérateur bu ñu la joxee pour nga yóbbu jiw dañ lay jox délai bu ñu gisee ne yëngatoo dañ lay remplacer ci saa si fanweeri opérateur remplacé naa leen ci semaine bi loolu amuñu ci benn sikk bu ñu gisee ne yow liggéeyoo te am na ku bëgg a liggéey ñu jokkal liggéey bi moom mu def ko. benn du yeexaay sax maanaam ci normal bi lañ nekk nawet bi moo gaaw mais gëm nañ ni amul benn impact ci suñu liggéey. commencé na taw le 15 juin xam nga ni loolu ça veut dire que nawet bi ren dafa gaaw. dafa yeex maanaam presque gerte léegi ñu pare ko. ceeb pare nañ ko li ci des gëm nañ ne dans une semaine dinañ ko pare bu ñu ko paree ça veut dire que ku bëgg a jiw fii ba le 15 juillet mën nga diw. ministre bi ñu dénk mbay mi Moussa Baldé nekkoon démb ci ngoon ganuk RFM ngir nag mën a bay wala sàmm faaw suuf soosee ak yorin wi ak yoonal gi boobaak léegi ab loi fii ci Sénégal muy loi sur le domaine national terewul nag boobaak léegi it ak caax-caaxe ku njublang ci wàllu suuf si ga ci mujj coowal littoral gi Patrick Guèye Hadj Seydou Nourou Ba. boo leen fàttalikuwee fanay Capodoor ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre 2011 lu toll ci 20 000 hectares ci ay suuf la ñu joxoon kii di Prince Edward nekkoon investisseur bu doomu Italie nag nekkoon tamit président directeur général bu société bi di Senewoil Senetanol dogal boobee nag conseil rural ba jëloon askan wi ne duñ ci dal yoroon seeni arme
ay jaase ki mbolte ak sax ay xeer ay jàppante yu métti amoon fa ba amoon ñu ci amoon ay gaañu-gaañ yu métte métti ñaar sax ñàkkoon seeni bakkan gannaaw bañ leen dóor ay bari fetel mbaar moom daanaka fa la ñaay bu wulee ndax foofu la scandale bu njëkk am ci wàllu suuf boo xam ne daanaka soxal na Sénégal gi yépp mu ngi amoon nag diggante ñaari tour ci élection présidentielle 2012 mbaan sax daanaka moom mooy gox boo xam ne ay coow ci wàllu suuf fa la ëppee ci mim réew loolee nag gannaaw découpage bi nga xam ne amoon na fa jaaxee ko ci décret numéro 2011 653 bu 1er juin 2011 Bassirou Fall sax nekkoon président délégation spéciale ba dañ kaa mujjee dàq ndax dafa waxoon ne mukk du signé ab document boo xam ne dafa waroon a maye lu toll ci 400 hectares ci wàllu suuf jox ko ñii di waa compagnie sucrière sénégalaise buñ sax ñëwee fii ci Ndakaaru juróom-ñaar fukki hectares yoo xam ne ci domaine foncier bu CICES la nekkoon ñu joxoon ko ay société immobilière ak ñeneen ca 2000 foofu nag amoon na téeméer ak juróom-ñaar ci ay hectares suuf waaye ca 2012 fanweeri hectare cote moo fa desoon ay coow ci wàllu suuf ak ñoo bokk ci mim réew amul sax daanaka gox boo xam ne rëcc na ci ñu nu mel bi sax mujj moo ñaari fan ci weeru juin 2020 di loo xam ne mu ngi am fii ci Corniche ci Fardé Mamel daanaka dañ kaa dogotee waral nag ba loolee collectif citoyen buy taxawu colline beeg suuf sa foofa ca Mamel ne ñoom tam duñ ci dal waraloon sax ba waa Descos ñëwoon fa toj fa yenn kër yi ñu fa tàmbale woon tabax teg fa nag ay way takku deram ne nañu bàyyi xel bu baax a baax ci gox bi. Hadj Seydou Nourou jërëjëf RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. RFM rajo askan wi. ñu jëm ci delloo si doomu Sénégal yi nga xamante ni ñoo daal di tàggatee mbéy bitim réew dinañ ko wéyal fii ci mim réew juróom-benn di vol di roplaan yeneen yoo xamante ni kilifa yi di nguur gu Sénégal sóoraale naka 23 28 ak 30 juin bi ngir rek daal di def bëccëg gu ca ne ñaari roplaan ngir delloo si leen yooyu doomu Sénégal ñi ci nekk fii Ndakaaru it am na subvention di ndimbal goo xamante ni nguur gi def na ko jëmee ci ñoom di gàddu leen as lëf ci bi leen war a yóbbu lu toll ci ñaar fukki junni ak juróom-benn di 130 000 francs CFA terewul ñoom kuréel googee bu diaspora gi tàggatémbe file dinañu wéyal ñu ne tournée bi nga xamante ni tournée la jëm ci baaxee xibaar kilifa diine ci Sénégal tournée ci kon kër yooyu chef religieux wàllu xibaar bokk na ci mbas mi ak loraangeem ba tey ci réew mi bokk na ci it dugg ci l'école sous-officier bu gendarmerie bu Fatick daal dina fa laal kenn foofe muy ñaar yu nu xayma ca googu diwaan Fatick xibaar ñu taataan ci sunu ndaw bu ñu fa toogal Aminata Goudiaby ñu des ak mbas mi ak kuréel gi nga xamante ni moo yore lu jëm ci wàllu Covid 19 gi gestion Covid 19 wala boog ngeen baal ma anam yi nguur gi yore mbas mi ci réew mi la ñuy waxtaanee ak yéen ak gis-gis bi nga xamante ni député bi di Soxna Aïda Mbodj am na ko ci moom dafa gis ne faw ay leeral ci wàllu noonee nu yore lu jëm ci bépp jumtukaay ak alal ngir xeex bi moo waral mu jaare ko ci question d'actualité ci assemblée nationale Soxna Aïda Mbodj ñu teewlu ko Pabes Diba. dañu yónnee lettre président assemblée nationale pour mu dimbali ñu ci gouvernement bi moom mi sunu kilifa ngir gouvernement bi ñëw assemblée nationale leeral ndax dafa mel ni mbir mi dafa bari làmbatu or dafa am alal ju bëri joo xam ne dugg na ci alal ji nga xam ne waxoon nañ ko annoncé ko ne am na enveloppe bi juróom-benn fukki milliards ak ñeent yoo xam ne jagleel nañ ko paj mi te loolu ñu xam ne ba cas bi di feeñ ñu naan testé nañ ko positif ba ñu koy topp ba muy pare ba ci traitement bi loolu yëpp laaj na xaalis waaye ban xaalis la ak nan lañ ko dépensé loolu war nañ ci waxtaan d'autant plus que li ñu seetlu moo di jënd nañ ci loo xam ne dañ ko équipé docteurs yi te gis nañ ni docteurs yi wàll gi bari na ci ñoom donc lan lañ leen dépensé ak lan lañ leen jaayal te am na koo xam ni moom mooy yelloo jëndal ak jaayal lu jëm kër docteur ñu koy wax pharmacie nationale te kooku gisuñu ci lan mooy rôlam loolu yëpp nag ak jiixi jaaxale ci ñun ñu bëggoon nag gouvernement bi ñëw leeral ñu ci kanamu assemblée nationale mbir mi nga xam ne itam moo jëm ci aide alimentaire bi maanaam ceeb bi ñu waxoon ak li nga xam ne moom la ñuy jariñoo mu jëm ci affaire lekk diwlin jéeg ñoom seen yooyu dañu ni woon ci diggante ñaari semaine dina ko daal di def te loolu moo indi woon ñu profito jox ko ay nit profito jaarale ko foo xam ne même ña leen doon dimbali sax di leen jox seeni oto ñu ni soxlawuñ ko loolu yëpp ngir dañoo bëgg a gaaw ci diggante ñaari semaine seetlu nañ ne am na 3 weer te ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi ñaxtu te amuñ ci lu leer dañoo seen rek ay nit yu nekk ci télé bi di ñaxtu ak di wax jotuñu ñi ci war a jotuñu ko ñu bëgg gouvernement bi